asalaamaaleykum yéen mbokku àdduna mbokku internet yi ñu ngi leen di nuyu ñëpp kenn ku nekk si turam ak santam di leen di jottali li nga xamante ni rek moo xewoon foofu noonu si Médina Sambène moom Médina Sambène nag ñu organisé woon benn final ba mag a mag démb mu nekk ñaar fukki fan ak ñeent le 24 décembre 2021 foofu noonu si Médina Sambène li ñu organisé woon final ba mag a mag final bi nag ñu ngi ko tuddee woon ki nga xamante ni mooy Prince Gueye ñu gën ko xam si Mor Fama Gueye moom lañ tuddee woon final bi waaye mu ngi ci ànd nag ñi nga xamante ni mooy waa Firi Info kon nag li di élément yi nga xamante ni ñu amoon foofu noonu ñu daal leen ko wan ngeen daal di koy seetaan waaye nag ay say jàppoo moo mënee ay say jamono benn bi si dara ay say jàppoo ak ay say jamono nag ñoom ñaar ñoo doon joué démb si match boobu mu nekk match bu métti waaye nag ay say jàppoo moo mënee benn bi si dara kon nag fi ñu jot leen loolu moo nekkoon li fi jotoon na xew foofu noonu si Médina Sambène. di nuyu waa commune bu Gént Pathé di commencé sama nuyoo ci borom dëkk bi ak borom dëkk Gént Pathé bi nga xamante ni fa lañ jugee mais aussi di nuyu képp koo xamante ni yaa ngi ci délégation bi ak képp koo xamante ni yaa ngi tey fii ci jotaay bi en commençant par notre chef Cissé Fafa Cissé ak le chef de village bi ñu àndal ak sunu frères yi nga xamante ni ñoo ngi fi ku ci mel ni Malick Gueye ak le président zone bi nga xamante ni mu ngi fi bu dëkk bi ak Pape Gueye voilà ak président bi nga xam ne moo chargé jeunesse bi moom tamit sànq dégg nañ mu wax fi kàddu yi am solo Aliou Gueye Aliou Mbaye Nganda aussi tamit ñu ngi lay nuyu baax a baax a baax ak jeunesse bi ndaw ñi jigéen ñi bàyyiwuñu kenn voilà merci beaucoup di wax tey am nañ mbégte ak contentement ñëwaat dans la commune de Gént Pathé tout d'abord di wax ne c'est Affiche Wilane nekk coordonnateur benn mouvement bu ñuy wax ma raison d'abord ci département bu Malem Hodar bi nga xamante ni Prince Gueye mi moo ko sos ñëw ba Malem Hodar na ma yow laa dénk le département de Malem Hodar te moom mu nekk le coordonnateur régional donc tey Prince maa ngi dégg wax ji commune u Gént Pathé dëkk bi waaye Prince ay mbiram nekkatul département Koungheul parce que ñun bu paree pour liggéey ak ñun pare nañ bu dee parewul sax ñun pare nañ pour ànd ak ñoom parce que sama collègue bu Mbirkilaan dafa waroon a ñëw pareillement pour sama collègue bi nga xamante ni il est de Koungheul ak de Kaffrine mais ay empêchement yoo xamante ni à la dernière minute moo tax ñëw ñu ne naa ñëw ànd ak le coordonnateur Prince Gueye ci bésam bii nii di wax ne xel dal na dëkk bi di wax alhamdulilahi rabbil alamin gis nañ engagement jeunesse bi liñ ci wax na du bari parce que lépp lu ñu waroon wax ci moom ay mbokkam wax nañ ko te ndax dañ ne nit bu dee baax na dañ naan est-ce que mbokk yi ñoo ko wax dégg nañ ñi nga xamante ni depuis yàgg na xale bu jigéen bi wax na ko sànq yàgg na ñi nga xamante ni ñoo bokkoon classe ñi nga xamante ni ñoo bokkoon ay football navétane ak ay kilifaam ay doomu bàjjanam doomu nijaayam ñi nga xamante ni dëgg-dëgg ñoom ñoo xam kan mooy Prince ñoo ñëw wax ci Prince kon yaakaar naa ñun mënatuñu wax ci Prince loo xamante ni ñoom waxuñ ko waaye nag kaddu yi ñu yëkkati mooy kaddu d'abord sant ko ndax tey Affiche Wilane am na fu mu yegg tey au niveau de la région de Kaffrine c'est grâce à Prince Gueye je lui remercie au passage merci beaucoup di wax aussi tamit tey am na benn vision bi nga xamante ni jeunesse su région Kaffrine am na ko par rapport ak bu njëkk tey bu dee am na Prince Gueye moo tax ndax bi ñu paree fal mouvement bi nga xamante ni mooy ma raison dañoo ànd le ministre Ablaye Seydou Sow recevoir ñu bureau toog ak chef de cabinet ak équipe technique am mun nañu vraiment maa ngi leen di féliciter parce que Prince kese moo réussir benn jeune boole bépp jeunes yi 34 communes parce que la région de Kaffrine compte 34 communes yi nekk ci région bi yëpp mu boole leen pour ñu ànd ñu liggéey ministre bi mu ne depuis des années ñoom jéem nañ ko waaye sottiwul Prince Gueye il est la seule personne boo xamante ni moo réussir boole ndaw yi nekk ci région bu Kaffrine yëpp tax ndaw yi région bu Kaffrine sunu grand yaa ngi fi xam ngeen bu njëkk bu ñu dajeewaan duñ def 10 minutes bopp tojul wala xeer yëkkatigul kon loolu bu amee tey Prince Gueye moo tax donc ñu ngi lay féliciter di la jaajëfal baax a baax di ñëw tey ci final bi waa dëkk bi sànq dama dégg président zone bi mu ne dafa am lu baree bari lu des ci commune bi lu ci mel ni stade bi miiré wuñ ko mais tamit gis ngeen tey fi ñu fubalee mais damay wax ne ci yéen la des muy la jeunesse de la commune de Gént Pathé ak aussi la jeunesse du village de voilà Médina Sambène jël leen seen doole ngeen ànd ak Prince lii mooy première édition bi fi ngeen teg seen tànk bu ngeen fa teggul ànd ak Prince deuxième édition bi dañuy tijji dugg te loolu la ñu bëgg jël leen seen doole àndal leen ak moom déggal leen ko parce que kii nii li mu bëgg tey bu ko suñu borom defalee
tey danañ dégg Gént Pathé fu kawe waaye aussi danañ dégg dëkk bi fu kawe ànd leen ak moom balaa ñu fay ñëwaat incha allahu rabbi danañ fekk ñu teg pose première pierre u turbine Gént Pathé danañ fekk aussi ñu miiree stade bu Médina Sambène donc ñu ngi leen di jaajëfal bu baax loolu lañu bëgg ak yeneen projet parce que presse tey ku ko xam dégg ko ci xëyu ndaw ñi presse li muy yuuxu ci xëyu ndaw ñi ci Sénégal mën naa wax ne moom kese buntu bu mu xam dina ko tijji pour dimbale ma kii am ci lu mu jàpp moo boobu ci moom laa ko déggee toujours mu ngi fexe ba nit ñi am ci luñ jàpp surtout la jeunesse donc tamit bàyyi leen xel ne mu ngi leen di suraale ci côté boobu donc ànd leen ak moom gën ko yokk doole gën ko dimbale ci sincérité incha allahu rabbi ci lu yàgg dara incha allahu ñu del si waat ci lu yàggu dara dinañ fi gis beneen changement boo xam dina am au niveau de la commune au niveau du département au niveau de la région et pareillement au niveau de tout le Sénégal parce que mën na ko bëgg na ko donc ñu ngi leen di jaajëfal baax a baax kàddu yi gudd na te ñi fi nekk balaa ay mag lañ ñu ngi leen di remercier équipe bi nga xamante ni yàlla dogal na moom moo gagné ak équipe bi nga xamante gagnéwul parce que yëpp tey kenn pertul Médina moo gagné waaj góor gi wax na ko sànq élection yi bu jeexee monsieur le maire bi gagné du dëkk fenn fu dul dans la commune de Gént Pathé quoi qu'il en soit waa commune Gént Pathé ñoo gagné donc tey tamit ku mënti gagné waa Médina ñoo gagné merci beaucoup kàddu yi gudd na te bëggewuñ ko woon noonu ñu ngi leen di jaajëfal baax a baax di leen remercier ñàkkul bu ñu paree incha allah rabbi dinañ yëkkatiwaat yeneen kàddu ak journaliste bi par rapport ak ci journée bi monsieur Prince Gueye ñu ngi lay remercier di la jaajëfal di la ñaanal baax a baax di wax jeunesse su Médina si ak jeunesse su Gént Pathé ñu ànd ak yow incha allah rabbi suñu borom dina gën a dolli xéwal yi merci beaucoup. di ci jiital le chef du village de Médina Sambène di ci teg ki nga xam ne nii moo nekkoon ancien maire bu Gént Pathé di Baydam Samb di sama waajur di ci teg jigéen ñi ak góor ñi waaye di jiital nuyoo bi di ko teg ci loxoy jigéen ñi di soxna njool mii di ko nuyu bu baax a baax di nuyu El Hadj Serigne Samb di nuyu Babacar Samb le chef de village en même temps mu nekk président bi nga xam ne moo jiite suñ hôpital bii nii te biñ ko joxee yàggul ma koy félicité bu baax monsieur le président yàlla na yéen bi oyof si sa kaw di nuyu tamit le chef du village de Gént Pathé mu nekk Mortala Si ak waa Gént Pathé yëpp ak li ko wër di nuyu tamit ndax nag ci sport la waaye dafa am ñu ma àndal ñi ma àndal ñu nekk ñoo xam ne ne xëy na da ngeen leen di dégg waaye xamuloo leen kii di Fafa Cissé tey damay wax ci moom lu ma mën mooma lépp lu ngeen gis Prince di def rek baleen xel ne Fafa Cissé dañ nan gone maanaam bii jóg di daanu wala bii jóg di taxaw am na ko tey ca mbagg ya maanaam te gone bu neexee xaw ma yaa jaa jàpp ci mbagg ya kii mooy sama yaay kii mooy sama pap kii mooy sama nijaay kii mooy sama lépp mu nekk monsieur Fafa Cissé kii xamu leen Ecotra la yor léegi ñu dindi Ecotra def ko Kilimaan dama nan Ablaye Sow day wax bu am solo janaxu Kaffrine moo ma gënal gaynde ak Ndakaaru tey bu ngeen amee nit koo xam ne nii ku nangoo liggéey la am jom di taaba ba créer entreprise am dëkk ci région bu Kaffrine doon Saalum pur di tabax ay hôpital le président de la République son excellence Macky Sall dem di ko inauguré bu yàggu rek mooy añaam miy toog ak Farba Ngom guddeeg bëccëg ngeen am ku mel ni kii ci région bu Kaffrine ci département bu Kaffrine mu nekk Saalum comme ñun ay marché ñu koy am di ko jox ay étranger wala ñu koy jox ñeneen ñoo xam ne nii dëkkuñ ci région bu Kaffrine dama loolu gàcce la man à chaque fois damay wax ci li nga xam ne mooy local bi presse locale surtout la presse locale damay wax ci ñoom à chaque fois li may jëlee di Sud FM ak Walfadjri ma jëli leen ngeen ñëw li ngay demee di jëli ab entrepreneur boo xam ne nii Dakar la nekk wala Ziguinchor la nekk wala Kédougou la nekk wala feneen la nekk nga jëlee ko Ecotra bi nga xam ne ni au niveau national et international mu ngi fay gagné ay marché Sandaga dañ koo toj ki ko gagné mooy Ecotra te moom mii moo koy defar incha allahu rabbi damay wax ne man bu ma kenn ñaanal leen ko ndaxte fa mu jógee sori na entreprise la yor di jox ci lu ëpp ci junney ndaw xëy junney ndaw nga leen di jox xëy kooku nga ba lépp ngir man mu xeebu mii ñëw fii ci Médina Sambène dama ne loolu su ma leen gërëmut du ma gor may tàllal loxo ñi fi yàlla teg ci kilifa yi
nga xam ne ñii ay ministre lañ ñii ay maire lañ ñii ay président conseil départemental lañ dama ne chantier yi nekk ci communes yi nekk ci département yi jox leen ko nit ñi nga xam ne ñi ngi ci communes yi te mën nañoo liggéey communes yi ñu liggéey ko mu nekk dërëm bu dul génn gaal gi ndaxte ñëm jël ñëpp ci biir région bu Kaffrine lañ nekk kon donc loolu il faut ma préciser ko ma ciy teg Aline Mbaye mon ami mon frère ma lay nuyu bu baax a baax di la ziar sama xarit la sama lépp la mooy Aline Mbaye alimentation la yor ba pare yor ferment mooy li ñuy wax maanaam mbayam noor mi nga xam ne mu am xaalis lool ci lay yëngatu mu tëj léppam jógee ko fii ba Nganda romb Kaffrine romb Malem Odar romb Koungheul romb Maka yëpp ñëw ba Gent Pathé mu romb ko ñëw Médina Sambène ngir yéeg Aline Mbaye merci jërëjëf may nuyu tamit mon ami mon frère Affiche Wilane mais permettez-moi tout d'abord balaa may dem ci Affiche Wilane ma nuyu waa Lour Escale ndax tey nag waa région bu Kaffrine ñoo fi daje waa Kaffrine ñu ngi nii waa Malem Odar ñu ngi nii Koungheul lañ nekk nous sommes au niveau du département de Koungheul man maa représenté waa Mbirkilane kon donc waa région bu Kaffrine yëpp ñoo fi teew bu fi waa région bu Kaffrine bi teewee nag il faut ñu wax li ñuy wax mooy Kaffrine fait partie parmi les régions les plus reculées les régions les plus enclavées et les régions les plus éloignées te pourtant dañoo am ay cadres may woo cadre yooyu woowuma leen ci xuloo woowuma leen ci média bi wër leen ngeen di dégg dagg santé di wax nan maa la jox ay 100 000 francs kii nan maa la jox 200 000 kii nan maa la andi fii kii nan maa la andi faa romb nañu loolu dañoo nekk ci ay jafe-jafe Kaffrine nekk ci ay jafe-jafe ndaw ñi manque amuñu xëy école yi ci ay abri provisoire la suñu doom yi di jàngee tali yi baaxul gis ngeen rang bi ngeen jaar bi ngeen di ñëw gis ngeen électrification rurale tey Médina Sambène ci Sénégal la bokk mais amul courant lu tax Médina Sambène amul courant te Médina Sambène di participer pour li nga xam ne nii maanaam chaque fin du mois bu fekkee juuti la mu ngi fay bu fekkee impôt la mu ngi fay ay droit am yëpp ñu ngi koy fay te Médina Sambène mën nañoo am courant ci ay abri provisoire la seen doom di jàngee mar ndox naan jafe na leen dama ne loolu war nañu koo xoolaat te ci Sénégal lañ bokk na ni mu amee ci Gent Pathé noonu la amee ci tous les 34 communes yi nga xam ne ñu nekk au niveau de la région de Kaffrine ma wax ko léegi mooy ci xëyu ndaw ñi ci éducation ci école yi ci wàllu infrastructure routière ci rang-rang yi nga xam ne am nañ fi tañ soxla ay tali région de Kaffrine mu ngi nekk ci 11 181 kilomètres carrés 34 kilomètres dong lañ ci goudronné mooy la route Nganda Kaffrine ku ko def mooy le président de la République son excellence Macky Sall ñu koy remercier bu baax ci loolu def na acte bu noble mais dafa des dégg nañ tamit mu ne dina teg li nga xam ne maanaam mooy Koungheul jaar Lour Escale dem Ribot Escale continuer dem Daara Jolof ñu koy rafetlu bu baax a baax di wax ne ñu ngi koy xaar ñu rafetlu ko bu baax a baax nag ci loolu lay ba toxloo dugg nuyu toute la commune de Lour Escale monsieur Ousmane Ka ma koy nii bu baax di ko ziar ak délégation bi mu yebal ñu ñëw fii mooy Malick Gueye bi nga xam ne nii moom moo nekk seen président jaune di nuyu bi tey di nuyu aji mot di nuyu tamit sama beneen aji bi ñetti aji ñoo fa am yéen ñetti aji yëpp maa ngi leen di nuyu naa leen yéen ñetti aji yëpp nuyu naa waa Lour Escale yëpp foofu tamit dama ci wax route boo xam ne nii veille doléance la ñu koy jooy de 60 à nos jours le président de la république wax ne dina ko defar ñu ngi xaar nag ni mu defaree TR bi Dakar defar BRT Dakar defar ay autoroute à péage Dakar defar ay autopont Dakar noonu lañ soxlaa ay pont région de Kaffrine ay autoroute à péage Kaffrine noonu lañ soxlaa ay tali yi nga xam ni mucc ayib la 2 fois 2 voies jaar nii xuti jaar Koungheul dem Lour Escale dem Ribot Escale noonu lañ ko soxlaa aussi mbaay jaar mbaay ñëw makk yëpp ñëw Gent Pathé jaar noonu dem Touba Alieu noonu lañ ko soxlaa aussi waaw ma xam beneen bi tamit may wax ne Gent Pathé dinaa ci ñëw tuuti waaye balaa ma ñëw si Gent Pathé damay nuyu mon ami mon frère Affiche Wilane bàyyi ko Dakar di jeune étudiant bàyyi ko Dakar ñëw ngir bés bi représenter tous les 4 coordinateurs yi nga xam ne ñi ngi nekk au niveau de la région de Kaffrine mooy ma région d'abord ñu koy nuyu bu baax a baax di ko ziar Affiche Wilane moom it tamit mu bëgg ngeen ñaanal ko yàlla nit ku baax la nit koo xam ne nii moom sama lépp la
man may léppam kon dinaa ko wax te dama bëgg ngeen ñaanal ko yàlla ci kàttanu suñu borom. alors Malem Hodar aussi bu ngeen xoolee diggante Malem ba Xelxom mu ngi nekk 7 communes benn tali moo fa am mooy tali bi dugg biir Malem point jeex na. xanaa Malem dafa bokkul ci Sénégal xanaa Kaffrine dëkk yi nga xam ne ni ñoom ñoo nekk ci alentour ba fu mel ni Jokkul Mbel Mbok fu mel ni Madinatu Salaam xanaa daa bokkul ci Sénégal xanaa dëkk bi fii ci département bu Koungheul Gént Pathé dafa bokkul ci Sénégal wala xanaa dëkk bi nan Nguy Jiri daa bokkul ci Sénégal man loolu lay laaj dama ne Gént Pathé mu ngi nekk plus de 53 villages te amul benn village bu ci am courant Gént Pathé seen doom yi ci abri provisoire la ñuy jàngee Gént Pathé ci rang bu métti lay jaar di ñëw Gént Pathé seen hôpital bi am na machine bu mu manqué ba xale yi Gént Pathé waxoon dañooy ket pour jëndi ko loolu nañ ci bàyyi xel monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr monsieur le ministre Mayacine Camara bàyyil xel ci rang wu Gént Pathé bi te Gént Pathé amul rang bii màkk yóbbu moo ko tax a jóg Gént Pathé Nguy Jiri Gént Pathé njël xoos Nguy Jiri Koungheul lañ soxla ñu def ko tali bu ñuul kuk doomi Gént Pathé di jàdd jàll dañoo soxla ay ambulance parce que tam Macky Sall mun na fi tabax hôpital boo xam ne plus de 11 millions la te amuñu ambulance boo xam ne nii dana mën a évacuer les malades pour ñu dem Macky Sall mënul tabax hôpital de 32 milliards dans la région de Kaffrine te ba tey feebar faju di jafe-jafe au niveau de la région de Kaffrine dañu sérieux ci mbir mi. beneen bi tamit am na foo xam ne dinaa fi ibbi parenthèse mooy ci xëyu ndaw ñi ndaw ñi taxawaalu dañoo bëri ndaw ñi dañooy jàng ba pare nga di ko laaj ay dossier ay document ay yu kenn xamul yoo xam ne nii pour ñu def ko c'est tout un problème nañu oyofal yooyu nañu oyofal yooyu pour ndaw ñi tamit wax dëgg yàlla mais ndaw ñi nag nañ dem uti formation ndax mënoo wax nit na ko man chauffeur la te amoo permis wala nga ne man chauffeur la am naa permis te mënoo dawal kenn du la jël ci entreprise am nga koy yàqal ay bagages am nañu waxante dëgg. beneen bi itam ma dugg ci li nga xam ne mooy sport Gént Pathé rek moo amul terrain bu ñu clôturé nañu waxante dëgg terrain bi depuis juróomi at ngay clôturé ab terrain mënut a pare loolu yoon la te Gént Pathé nee naa mooy commune bi gën a ngande ci région bu Kaffrine mooy commune bi gën a yaatu si superficie maanaam suuf moo ko gën a yaatu commune yi ëpp nag mën nañu wax Lour la mën nañu wax Saly Escale la mën nañu wax Koungheul la mais Gént Pathé moo gën a yaatu. chef de village yàgg maire yéenay liggéey ñu leen di ñaan ngeen oyofal mbir mi ba nga xam ne nii waa dëkk bi danañ ci gis seen bopp surtout ci wàllu suuf si ak ci wàllu dëkkuwaay ak dëkkeen gi métti na trop et puis tamit ci wàllu école bi ñu leen ci tàll seen loxo ngeen dimbaliwaat enseignants yi ñu nekk ci ay conditions yu normal beneen bi tamit suñu mbokki étudiants yi ci ay jafe-jafe la ñuy dund dañoo arrêté woon sax 50 millions yi mais danañ ko redémarrer waat incha allah joxaat leen ko ndax am na lu mu leen di jariñ waaye budget bi nga xam ne nii mu ngi jógee ko ci mairie bi di dem ci école bi nañ ci jot ndax étudiants yi dañoo gën a bëri jamono ji te loolu la ñuy ñaan yàlla Gént Pathé rek ñoo am ay étudiants yoo xam ne nii ci ay néeg la ñuy bokkalantoo demal université Gént Pathé ñoo am ay étudiants yoo xam ne ci ay couloir la ñuy fanaan ba léegi Gént Pathé ñoo am ay étudiants yoo xam ne nii amuñu kenn ku leen jàppale foo dem ci région bu Kaffrine ak ci yeneen département yi seeni commune jëlal nañ seeni étudiants appartement ñii immeuble lañ leen jëlal ngir yàlla yéen ñi nga xam ne yéen fi nekk gëstu leen étudiants yi c'est très important ndax étudiants yi ñoo mën a yor réew mi ëllëg Pape Gueye mu nekk président zone bi wax nga ci ñu collecturé li nga xam ne maanaam mooy terrain yi nga xam ne ñoo am Gént Pathé Médina Sambène Nguy Jiri Yessi ak ba Touba Aliya nga xam ne diggante Touba Aliya ak Gént Pathé c'est 45 kilomètres kon la commune de Gént Pathé 45 kilomètres carrés la su ma waxee ne Gént Pathé moo ëpp kon xam naa li may wax donc loolu tamit képp koo xam ne yàlla teg na la fi ñun lépp lu ñu mën danañ ko def pour loolu wàllu sport waa Gént Pathé gis ci seen bopp ñoo ci gën a tardé beneen bi tamit mooy ñi continuer di wax rek di gërëm jeunesse bi di gërëm xale yi di gërëm mag ñi waaye tamit dañuy gërëm le ministre Abdoulaye Seydou Sow bi nga xam ne moo nekk le ministre de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique Abdoulaye
du sama leader sama baay la benn leader la am mooy le président Macky Sall na leer leader bi ma am muy le président Macky Sall moo defar route Nganda Kaffrine plus de 13 milliards wala plus de 24 milliards leader bi ma am muy le président Macky Sall bilan am lay wax moo defar li nga xam ne mooy hôpital de 32 milliards moo defar cité administratif Gent Pathé ñetti forage fi amoon Macky Sall ñoo def fi 7 forage Gent Pathé amutoon courant te Macky xëcc na courant ba mu ñëw biir Gent Pathé waa Gent Pathé di dund ci dund courant mais li ñu bëgg mooy commune bi yëpp am courant loolu la ñu bëgg le président de la République ci boppam nga xam ne mooy le président Macky Sall dafa am bilan fi nga xam ne ni maanaam mooy ci région bu Kaffrine am bilan ci Sénégal bilan ci Sénégal bu ñu ko doon lim duñ fi jug bu ñu ko doon wax duñ fi jug kooku moo am ku mu ñu joxoñ kenn la ñu joxoñ mooy liste bi baax liste bi wóor mooy la coalition Benno Bokk Yaakaar ci conseil départemental bu Koungheul mu nekk Socé Diop Dione ñi leen di ñaan mooy bopp fas ba ci conseil départemental bu Koungheul ni ngeen ñu mën a jàppale ngeen jàppale ñu ko ndax suñ koo baala waaye tamit Socé Diop defoo lu tax Macky Sall choisir la bàyyi ñeneen ñi ñëpp ngi yëngatu boo demee Kaffrine Ablaye Sow ak Wilane mi ngay yëngatu nga dem Nganda Babacar Cissé mu ngay yëngatu Mayacine Camara mu ngay yëngatu yow nga ne doo yëngatu boo daanoo yaa daaneel sa bopp ñun daaneeluñ la na leer nekkuñu koo xam ne dañoo ñëw rek nga ñuy Omar alors ñi dem déedéet dañoo ñëw ànd ak yow pour la coalition Benno Bokk Yaakaar pour la victoire finale pour mu am nag yow mi nga xam ne yaay ndi mbili gi yow yaa yor tête de liste bi nga nangoo wàcc ci terrain bi wàcc ci base bi nit ñi gis la xam ne kii mooy Socé Diop Dione ñu mën laa votal mais nit ñi duñu votal ku ñu xamul man bi may bàyyi koo Dakar di ñëw Gent Pathé 3 heures du matin laa yegg si dama luye vélo mais ku ñu sarax ngay warax nooy génnee sarax nañ waxante dëgg yow yaa ne yaa bëgg doon tête de liste ñu jox la tête de liste defoo lu tax Macky Sall jox la ko ëppoo fi xaalis ëppoo fi moyen ëppoo fi njàng ëppoo fi mbooloo Macky Sall choisir la ci askan bi na la yow yaay tête de liste coalition Benno Bokk Yaakaar au niveau du département de Koungheul nga doon jigéen war ngaa gën a xar sa tànku tubóy xam ne yow mii kat gënoo gore ñi nga àndal nañu sérieux bu dee dañooy politique ñu politique bu dee politique gu ñu baax ñun ñëpp ñu dem tasaaroo ñu dem nafoore wala ñu dem feneen où est le problème mais ñun kenn duñu exposé ah parce que tey ñu waxante dëgg ñaari candidat ñetti candidat ñun am nañ ñun dafa am fuñ bokk di ay ngeen pur dëkk ci département bu Koungheul dëkk ci commune bu Gent Pathé am suñu rakk yoo xam ne nii ci beneen liste lañ demee te suñu rakk la ñoo bokk benn baay mu demee ci beneen liste ñu wan ko ginnaaw ñoo ànd ak Socé Diop Dione dama ne le président de la République son excellence Macky Sall lay waxal ak ñi mu teg ci département bi ak ñi mu teg ci région bi ku mel ni Ablaye Sow ku mel ni Mayacine Camara ak ñeneen nga xam ne Macky Sall yéen la fi teg wax leen nag candidat yi nga xam ne ñoo nekk au niveau du département de Koungheul les maires comme les candidats de la conseil départemental ñu wàcc ci terrain bi liggéey comme ñëpp def leen ko ni ko Ousmane Pakal ni ko Ousmane Kat di defee ni ko Madiama Seck di defee ni ko Alaaji Mor Dieng di defee ni ko Amad Ndaw di defee ak ñeneen Makhari Mbaye ñeneen ni ñu ko defee il faut ngeen def ngeen wàcc ci terrain bi liggéey pour la coalition Benno Bokk Yaakaar mën a am victoire bu ngeen liggéeyul bu ngeen daanoo yéen a daane seen bopp yoonu presse génne ko fa ndax waxoon naa ko na leer ci politique nag la ñu nekk du ma wax mukk lu ma gëmul commencé woon nañ fii def ay tournée El Hadj Serigne Samb ma lay nuyu bu baax di la ziar président jeune tournée boobu noonu ñu commencé wër ay quelques villages yi fu ñu dem danañ am lu ñu leen dig ñeneen ñi dana am lu ñu teg ci seen loxo li tax ñuy teg loolu ci seen loxo mu nekk mbootaayu jigéen ñi parce que kat dañoo gis ne man dama gis ne jigéen ñi Gent Pathé amuñu ku leen jàppale waaye jëggaani wuñ ko tamit ndax seen soxla su ne man lañ koy diis te sama loxo jotoo sama dëkk ginnaaw ma ne chaque fin du mois dëkk bu ma dem dinaa fa may 30 000 wala 20 000 wala 25 000 pour jigéen ñi tàmbalee ko seen kees mën a dem léegi nag am na ñaari dëkk yoo xam ne nii seen i financement yooyu seen 25 000 yooyu yegg seegul ci kàttanu suñu borom fii ak ay fan danañ ko jox Alaaji Serigne Samb bu dul altina di mardi danañ ko jox Alaaji Serigne Samb waa Fass ak yeneen dëkk yooyu ñu jot seen financement yooyu ma leen di xamal ne leen loolu suñ koy def defuñ ko ngir diw defuñ ko ngir ma Samba defuñ ko ngir ma Demba dañ koy def parce que dañ ñu ko doon defal man sama papa yàgg na ci politique ànd ak Assane Diop ba dee suñ kër ci sàkket la nekkoon kër gi ki ko miiri sama mag la moo dem Tamba liggéey ñëw miiri kër ga kon du xaalis politique ci lay toppee doomu aadama li may am dama ko doon am avant may politique
te ba ma politique wutee laa gënoon a mën li may def nii que ba may politique mais politique nag dañ na c'est l'art de bien gérer la cité moo tax lépp loo xam ne am naa ko ci politique bi dama koy delloowaat sama waa dëkk delloo ko samay mbokk ngeen may ma nuyu le chef de village de la commune de Guent Pathé mooy son excellence Mor Talla Sy ma bëgg yéen ñëpp ngeen tàccul ma ko nit ku baax nit ku simple nit ku modeste nit ku humble nit ku mën a uuf njaboot nit ku mën ak ñëpp nit koo xam ne ni même boo tooñoon sax boo ñëwee mu dalal sa xel nit koo xam ne ni du bëgg gis mukk kii jooy ma leen di ñaan les leaders yi nga xam ñu ngi nekk au niveau du département de Koungheul mais gëstu leen ko ku ko fi gën ku ko ëpp mbooloo ñun kii la ñu tiituroo waajaa ngi kii la ñu tiituroo kii la ñu ndamoo mais dimbale leen ko amul oto amul lenn lu mu jàpp lépp lu mu am rek ci tool yi la ko amee te pourtant ñu ngi dimbale yeneen i chef de village di leen promouvoir mais pourquoi ce monsieur loolu moom dama koy plaidel di tamit kii góorgóorlu la ndaxte lépp lu xew rek mu jël mu xar tànk tubóoyam di nuyu ñoom Mortal ñoom Jibi mais ak Moustapha Guèye mu nekk sama équipe technique Moustapha Guèye sama lépp sama mënuma wax ci moom Moustapha merci Pathé Ousmane ak tous les ASC yi nga xam ne ñu ngi nekk au niveau de Guent Pathé ASC Daara ji ASC Daara ji mention spéciale à vous Omar mooy seen président bi di nuyu tamit Samba ak waa ASC Baobab ak waa ASC Diso ak waa ASC Walidaan tamit yéen ñëpp ñu leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar fi may tëjee kàddu yi nag mooy damay lancer un appel solennel su politique taxee mag affiche wilaan mii ñu yàqoo wala dootuñ tuddante wala ñuy gaslante di suulante war nañoo xoolaat mbir mi te man ak affiche ñi bokk génn kër man kenn du ma dugal de Mayacine Camara ak Aziz ñoo bokk ndey ak baay Aziz mu nga nekk PDS Mayacine Camara nekk APR Bigué Camara nekk PS Amathane Camara nekk APR waa ñooñu ñoo bokk ndey ak baay bu ñu génnee ci mbedd mi di politique di rayante bu ñëwee ci kër gi bokk benn booli di lekk kenn ci ñoom dina tax man ma rayante moom du ma ko def xalaatuma ko du ma ko def na leer dama ne man je suis benn nit koo xam ne li ma gëm mooy massification ñii ki nga xam ne nii maanaam juboowun ñoo fa fexe ba ñu juboo ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci ay jafe-jafe ma fexe ba jafe-jafe yooya ñu dindi ko moo tax may lancer un appel solennel à mon papa Babacar Gaye di dalal xelam jikko wax na ko saas nga comme ni Mata si Diallo doonee saas comme ni ñeneen ak ñeneen doonee saas kon nekkuñ ci dynamique boo xam ne nii dañ nan 100 000 francs laa la jëndee pour nga ñëw PDS dépasse nañ foofu loolu corruption la kooku dañ ko waroon topp sax pour ñu tëj ko mais c'est un papa bu ko kenn def dara mais c'est ça je l'ai appelé je l'ai envoyé un texto en lui disant que papa lii du sa wax revenir atal parce que Kaffrine dafa nekk ci ay jafe-jafe boo demee Ziguinchor dana Sonko est le bon profil nga dem Dakar ñu ne Khalifa Sall est là nga dem Fatick ñu ne Macky Sall nga dem Thiès ñu ne Idriss Seck dans la région de Kaffrine c'est qui alors léegi lu ngeen bëgg ginaar du topp kii taxa ni mukk di bàyyi kii bocc waxoon naa ko dinaa ko wax janaxu Kaffrine moom a gënal gaynde ak Ndakaaru loolaa tax ma topp ci ginnaaw Ablaye Sow na ko yawa Aliou Sow bi mu fi nekkee dañ ko doon wax Mata si Diallo bi mu fi nekkee dañ ko doon wax maam Samba Seck yàlla na ko xaaree àjjana dañ ko doon wax kon bu fi keneen nekkee bu kenn soxoon nañu ànd ak moom jàppale ko c'est ça la réalité ñu waxante dëgg Abdoulaye kii Aliou Sow def na sorti attaqué Ablaye Sow je l'ai appelé mu ne ma wax nga dëgg nañu mel noonu waaye jeune boo xam ne nii boo ko gisee fii tey suba nga gis ko kële ginnaaw suba mu mboq ginnaaw suba mu jaune di jàpp leader yi di dóor rek nañu moytu yooyu jeune place am du dóor jeune place am da ngay mel ni Malick Guèye Lour Escale mel ni Adji Moot mel ni ñoom Bitey ak ñoom Cuun ñoom loolu laa gëm Cuun sax dama koy woo mu ñëw rejoindre monsieur le maire Amadou Ka monsieur le maire Ousmane Ka Cuun Baba Cuun dama lay woo nga ñëw rejoindre monsieur le maire Ousmane Pakala de Lour ngeen bokk liggéey pour Lour mën a avancer pour Lour mën a avancer il faut ñëpp ànda pour Gent mën a avancer il faut ñëpp ànda mais c'est ça la réalité nañu bàyyi xaajaloo bi xaajaloo andiwul dara xaajaloo maywul dara xaajaloo joxiwul dara dañuy waxante dëgg te yàlla tax bu ñu ànd nañu ànd te yàlla tax bu ñu wax nañu wax dëgg
bu ñu ragal lañu ragal yàlla man amul kenn ku nekk ci région bu Kaffrine ku tax Ablaye Sow tax mukk ma xool ak Abdoulaye Wilane wala ma xool ak keneen wala ma xool ak keneen ku ci def lu def naa la woon la lii du sa taxawaay lii mooy sa taxawaay ñun ay ndaw lin ëllëg flambeau bi ñoo ko war a porter comme que ñoo war a porter flambeau bi ëllëg nag il faut ñu rafetal ko mënuñoo war a porter flambeau bi ëllëg ba pare war a far mortala si wala war a fal ki nga xam ne maanaam mooy Moustapha Guèye ba pare ñoom i neen ñiy rayante ñun ñu bu ñu rayantee ba dee kan mooy falu kenn du falu di mais il faut ku bëgg fu mu fanaan ak ku bëgg ku ko wéttile tëjee buntu wuru leen boole mortala si jiitu la bëgg Moustapha Guèye jiitu la bëgg ñoom ñëpp ñu dëkk biir Gént Pathé ah lu si problème bi waxoon naa fi ne képp ku ñëwati fii ne leen jiital leen ma nee leen ko yow an sa programme buñ la falee Gént Pathé loo fiy def ki fi nekkoon ñëw na joxaat leen ma nee ko buñ la joxaatee yow lan nga fi defoon ba ñu lay joxaat loolu mooy wax ji man je ne suis avec personne je suis pour Macky Sall na leer di gërëm ñëpp di lancer un appel solennel ci sama école bii abri provisoire yi mu am du dëgg du yoon monsieur le ministre de l'éducation nationale Gént Pathé di jàng ci ay abri provisoire ba léegi 6 abris provisoires monsieur le ministre des transports routiers BRT le 27 décembre bii lañ koy inauguré Gént Pathé bàyyil xel ne seen ñooñ maanaam waa Gént Pathé bokk nañ ci ñuy cotiser pour BRT boobu mën a taxaw te Gént Pathé nekkuñ ci ay conditions yu normales monsieur le ministre de l'hydraulique Gént Pathé ba léegi am na si ñoo xam ne mar naan jafe-jafe la si ñoom monsieur le ministre de bi nga xam ne moo yor wàllu financement yi jigéen ñi Gént Pathé ba léegi mënuñoo am financement ki nga xam ne moo yor emploi Dame Diop Gént Pathé ba léegi seen ndaw ñi ñu ngi taxawaalu amuñ ci luñ jàpp te am nañ formation bi am nañ xam-xam bi qualifié nañ mën nañoo liggéey ku leen ko jox ñu doxal nañ leen ko jox loolu nag foofu noonu lay tëjee sama kàddu yi di nuyu tamit samay mbokk di nuyu waa dëkk bi di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di baalu àq ñëpp di leen wax waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf.